ko defee ñu reprendre recette bi si on veut yéen ñii seetaan mën ngeen ko jëlaat su fi jumbo lay àndal. effectivement Baye Cheikh comme ni ñu leen ko waxee woon sànq nag tey dinañ leen proposer benn plat boo xamante ne ni dañ ko defaree ak li nga xamante ni arôme jumbo bi nga xamante ne ni moom Baye Cheikh boo koy toggee doo am benn complication parce que daanaka moom li nga soxla lépp dala koy delloo ci sa togg tey nag maa ngi leen proposé woon li nga xamante ne ni mooy merguez au poivron commencé woon nañ nag li nga xamante ne mooy préparation plat du jour bi déjà commencé woon nañ di sauté merguez yi am nañu fii tamit ay carottes yoo xamante ne ni rissolé nañu ko ak li nga xamante ne mooy merguez bi ñu leen proposé tey mais nag dama ko retiré woon bàyyi ko ci noonu nag comme ça bu ñu ñëwaatee mën a def le tout déjà ni gis nga merguez yi pour ñu def ko c'est très simple moom nag da ngay def ci poêle bi rek bàyyi ko ci dafa am ndox boo xamante ne ni moo ciy génn au fur et à mesure nag muy rissolé wu ci ngay jël nag benn fourchette di ko ci jam la plupart du temps nag da ngay gis ni boo toggee merguez soit mu dëgër wala mu changer goût loolu nag soo bëggee mu dañ da ngay jël nag soit moitié benn cuillère à café parce que moom tam dafa am benn gras boo xam ni moom lay rejeté moo tax tuuti beurre rek nga ciy def bu ko defee nag ngay jël fourchette bi di ko ci jam au fur et à mesure muy génnee ndox bi nga xamante ne moom la am su demee nag ba ndox bi di waaj a jeex ci laa jëloon li nga xamante ne ni mooy carottes yi daal di ko ciy def boo xoolee carottes yi baax lu ñu ko defuñu ko à la vapeur dama ko sauté rek ak li nga xamante ne ni mooy merguez bi li may def rek mooy damay ñëw delloowaat ko ci merguez bi su ko defee mu gën a ànd ak moom gën a ñorandi gën a am couleur gën a am goût bi nga xamante ne ni moom lañ ci soxla jëloon naa tamit tuuti arôme jumbo bi def tuuti sole ko nag ak moom fi mu ne ni nag am naa fii tuuti piment vert damay ñëw rek daal di ko ci sotti moom tamit mu fekk ji li nga xamante ne ni mooy merguez bi ak carottes yi nga xamante ne ni moom la ñu dagg en rondelle li may def nag mooy fii nag am naa fi dama jël ñetti nen rek moom it ma def ko sur le plat daal di koy émincé ba mu sew ci kanam moom laa koy utiliser ci kanam fekk nag li nga xam ne mooy merguez bi def naa ci li nga xam ne mooy poivron bi tey nag dama choisir rek poivron orange laa jël ak tuuti poivron blanc moom laa teg na le à côté gis nga nii rek la ñuy def daal di koy dagg en julienne su ko defee moom tamit dañ ko ciy sotti mu fekk ci li nga xamante ne nii mooy suñu merguez yi ñu leen proposé tey gis nga nii rek la ñuy def ñu daal di koy dagg nag en julienne voilà gis nga nii rek su la neexee tamit soo amee poivron rouge wala vert mën nga ko ci rajouter mais man tey ñaar yi rek la choisir boo amee pomme de terre aussi bu la neexee mën nga ko dagg en julienne daal di ko ci rajouter moom tamit du ci yàq dara voilà gis nga ni ñu dagg rek daal di jëlaat beneen bi découpe nag morceau yu yem rek lañ koy def parce que moom mooy ñëw en dernier moment parce que dañuy bëgg tamit sooy lekk li nga xamante ne ni mooy merguez yi nga ciy daj ay poivron yoo xamante ne ni du ñor de trop te moom nag ni nga ko gisee ni mu amee couleur ni muy taaxalee sa togg noonu lay relever li nga xamante ne ni mooy goût bi li may def rek daal di ñëw sotti poivron yi gis nga bu ñu sottee poivron yi rek daal di mélanger lépp su ñu defee nii nag mën nañu gën a wàññi gaz bi parce que daanaka carotte bi ñor na merguez bi ñor na li ñuy def nag mooy soo xoolee ci bi ma koy def rek laa jiital tuuti ay parce que tamit nag li ñuy wax rek mooy jumbo bi am na li nga xamante ne nii mooy li nga soxla déjà tout en un bi am na ay am na persil am na rek li nga xamante ne ni mooy piment de Cayenne gis nga nii rek légèrement moitié bi rek laay jël daal di sotti ci li nga xamante ne nii mooy poivron bi te ci merguez yi ak légumes yi nga xamante ne ni moom laa mélangé te da lay jox li nga xamante ne ni moom nga soxla déjà nag mën nañu yokkaat gaz bi tuuti su ko defee nag poivron bi gën a ànd ak li nga xam ne mooy merguez bi ak carotte bi gën a ñorandi gis nga sànq tamit maa ngi leen doon expliquer ni que jël naa nag li nga xam ne mooy ñetti nen daal di koy def sur le plat daal di koy émincé ba mu sew ci kanam nag moom dama koy sotti mu fekk ji merguez bi normalement soo paree da nga ko war a def ci benn plaque boo xamante ne nii day dem au four rajouter ci rek li nga xamante ne mooy tuuti fromage daal di koy def au four mais nag ñun comme te cuisine rapide la ñuy def tey dañu koy bàyyi nii rek daal di ciy sotti nag li nga xam ne mooy suñu œuf sur le plat yu ñu defar daal di defar benn assiette rek bu yem boo xamante ne ni am na laitue ñu daal di ko ci dressé ba mu rafet gis nga nii rek moom la ñuy def li nag boo koy lekk de préférence
dafay laaj nag nga gën ko teel a lekk parce que tamit nag merguez des fois mu gras moo tax de préférence nga teel ko lekk daal defar sa benn tisane wala sa benn infusion bu oyof boo xamante ne soo paree dina la permettre nga digérer très facilement ñu bàyyi xel rek tamit que ni fan yi tamit légumes am na ci marché yi ñuy faral di lekk carottes yeeg poivron rek poivron yi ak yooyu parce que nag soo defee 200 francs di nga am benn carotte defar ko ba mu baax daal di koy utiliser comme li ñuy wax rek toujours waañ mooy laboratoire kër lépp lu ñuy lekk rek dañ ko war di xool surtout nag ñuy améliorer suñu alimentation di lekk ay lekk yu sain di lekk ay produits yu sain loolu yëpp daf ci am solo léegi nag fi mu ne nii li ñuy def rek gis nga plat bi c'est très facile à faire boo xasee ba sauté li nga xamante ne nii mooy merguez yi ba mu ñor rek carottes yi poivron yi du jar mu ci yàgg trop parce que ñun fii on a tendance bu ñuy togg rek dañuy bàyyi légumes yi ba mu ñor te li muy gën di ñor nag ngay gën di perte li nga xamante ne mooy vitamines yi nga xamante ne ni moom la légumes yi war a rapporter bu croquant wee dina gën mooy gën ci suñu wérgu yaram déjà nag li ñuy def rek mooy ñu daal di ñëw dressé suñu benn assiette bu baax daal di koy teg lii nag mën na ànd ak soit benn vinaigrette boo xamante ne ni da ngay jël tuuti rek ci mayonnaise u bama bi def tuuti moutarde légèrement ketchup daal di laal citron wala tuuti vinaigre rek mélanger ko ak moom bu ko defee moment bi nga xamante ne moom ngay déguster mën nga ko jël rek daal di arrosé ci kawam mu daal di lay jox li nga xamante ne ni mooy résultat wu plat bi nga xamante ne ni moom lañ leen proposé tey voilà gis nga nii rek couleur yi rek déjà ça donne envie ñu daal di teg tuuti laitue ci côté bi tibb ci li nga xamante ne nii mooy merguez bi ak légumes yi nga xamante ne ni moom lañ leen defaral tey muy plat du jour bi sànq nag maa ngi leen doon expliquer que ni su fekkee yaa ngi sa kër am nga temps mën nga ci def tuuti fromage daal di koy jàllale ci li nga xamante ne ni mooy four bi tuuti rek nga am soit benn genre gratin boo xamante ne ni dina la mën a servir soit de dîner wala de déjeuner à la maison mu nekk ay plat express yoo xamante ne ni mën nañ ko di ko defar suñu kër mën ko utiliser très facilement rapidement rek lii nga defar ko te plat bi cherul juste rek merguez la ak légumes yi nga xam ni moom laa utiliser muy carotte def tuuti laitue à côté def tuuti sur le plat daal di koy nag mélanger ak moom teg ni bàyyi nag lii nag moo nekkoon nag plat bi nga xamante ne ni moom laa leen proposé woon tey mu simple sain équilibré soo xoolee ni amul dara lu gras loo xamante ne ni boo ko ci lekkee dina la mën a gaañ juste boo ko lekkee rek merguez yi mën nga defar comme li ma wax sànq rek benn tisane wala benn infusion bu ndaw boo xamante ne ni soo paree moom nga ciy teg nga mën a xamante ne ni di nga mën a di nga mën a digérer très facilement Baye Cheikh lii nag mën na servir comme soit déjeuner wala dîner yaay xool heure bu la neex mën nga ko ci defar nga lekk ci comme ni nga ko bëggee parce que sànq expliqué naa leen won naa leen plat bi express la te ay légumes kese la am moom la ñu sauté ak merguez bi def ko daal di jël nag tuuti jumbo arôme aromatisé ko ak tuuti piment vert bi nga xamante ne ni man du jug ci sama togg moom dina jox goût sa togg te tamit li nga ci soxla yëpp di nga ko ci am persil aussi ku ne xam na ni persil aussi dafa baax ci li nga xamante ne ni mooy suñu wér-gu-yaram nañu faral di ko gën di def ci li nga xamante ne ni Baye Cheikh mooy suñuy togg di ko ci def tout le temps parce que moom dafa baax ci suñu wér-gu-yaram bu baax a baax a baax Baye Cheikh. Merci Sophie.